Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. ñoo xamante daf leen nattoo ñuy wax man dama ci bokk donc maa ngi leen di nuyu di leen masawu di leen jaajëfal live bi du gudd c'est vite fait comme ça ñu mën a dem seetaan peut-être Amadou Ba il doit passer à la Sen TV donc du ma leen bëgg a téye lu yàgg. damay commencer d'abord feddaliwaat man suma confiance à tous les patriotes feddaliwaat sama confiance au parti Pastef feddaliwaat suma confiance au leader Ousmane Sonko. wax ji bari na trop ñun ñëpp ay nit lañ question de mœurs dafa doy waar ñun ñëpp ay nit lañ te nit sa xel mënuloo ko contrôler di ko wax fan lay jaar ak naka lay xalaate parce que nga wax bu jibee rek nit ku nekk nga bëgg nga bañ ko rek bu dul seytaane même yow sax di nga interpréter nu ne di nga déggee noonu di nga gisee ni ne ak bëgg lu mu foor ma dund ko ñu bari dund ko mu métti trop nag les premières 24 heures yi vendredi samedi dimanche des patriotes ont pleuré pas parce qu'ils sont faibles hein. Faut pas penser que ces patriotes là qui pleurent ils sont faibles. Il y en a qui pleurent parce que ça fait mal en fait. Il y en a qui pleurent parce qu'ils se sentent impuissants en fait. Il y en a qui pleurent parce qu'ils se mettent à la place de Ousmane Sonko. mu metti top Ousmane Sonko génn comme d'habitude wax ak ay nawle parce que Pastef àndu nawle la wax ak sénégalais yi Ousmane Sonko bi mu waxee ba pare wàccoo na ak moom parce que dafa wax dëggal boppam donte sax patriote bu mere patriote bu xel xalaat benn seconde Ousmane Sonko dugg ci kër fekk ay nit ci kër di jëflante ak xale bu jigéen di ko violer waxuma la violer rek mais di jëflante ak moom parce que coow li fa la jëm coow li du viol coow li jëflante la maanaam Ousmane Sonko day mooy yàlla fa la ñu bëgg a yóbbu maanaam Ousmane Sonko day bàkkaar fa la ñu bëgg a yóbbu maanaam Ousmane Sonko daf leen di fen fa la ñu bëgg a yóbbu maanaam Ousmane Sonko lim leen di wax du dëgg fa la ñu bëgg a yóbbu mais dañu réere benn biir Ousmane Sonko jël si wuñu ñun ñoo dem ci moom moo tax ñëg bi patriote yi ñëg génn bi ñu génn xeex bi ñuy xeex ñi ko comprendrewul dañu xamul leen Ousmane Sonko jël si wuñu ñun ñoo dem ci moom pare wuñu rus ci Ousmane Sonko dañuy ragal Ousmane Sonko rus ci ñun pare wuñu am gàcce ci Ousmane Sonko dañuy ragal Ousmane Sonko am gàcce ci ñun ragalu ñu wéet ak Ousmane Sonko dañuy ragal Ousmane Sonko wéet ci li mu nekk moo tax comprendre leen sax lenn rek laa bëgg a leeral parce que débat bi foo ñu teg ko dañuy politique te dañuy xeex président dafa génne Macky Sall rapport de force la xam émission boo dugg Sénégal dem leen 2012 ba tey xasee nañ ko société civile xasee nañ ko opposant xasee nañ ko sénégalais buy xeex tout court Macky Sall xeex bu mu ku mu mës a taxawal jàmmaaloog yow defal na la affaire
loolu doon wayu Macky Sall moo tax Sonko day xëy di duma Macky Sall ci fànn bu ne duma na ko ci fit ci fula ci xel ci xam-xam duma na ko ci terrain ñu ne Macky Sall kenn du jëflanteeg moom ñu ne PDS jaar na fi parce que dañuy wax Karim Wade mais PDS la ñu ne Khalifa jàll fi keneen jàll na fi li ngeen xamul mooy bés boobu nattukaay la woon. Ce que beaucoup de gens ne disent pas mooy de quoi est-ce qu'ils sont capables booyu Ousmane Sonko yi de quoi ils sont capables jigéenu Ousmane Sonko yi de quoi ils sont capables paa yi topp Ousmane Sonko de quoi elles sont capables jigéen yi maire yi topp Ousmane Sonko patriote yi Ousmane Sonko candidat réseaux sociaux yi la Pastef parti élitiste la caravatu jaay làmmiñ bu neex français la Pastef dañuy coow rek ci réseaux sociaux yi ngeen di toog di wax rek Ousmane Sonko Sénégal yi dégluwuñ ko sax on a eu une très belle victoire kenn du ko wax parce que li ñu dul wax mooy ce qui s'est passé lundi lu leer la Ousmane Sonko dafa ne Macky Sall je ne répondrai pas à la convocation bi nga ma envoyé jaarale ko ci Bassirou duma ci répondre demuma fenn patriote ñëw ne ko doo dem fenn demul fenn Macky yónni na armem yónni na léppam demul fenn ñu jàmmaarloog moom indil ko rapport de force te patriote yëpp sax jóguñu ndax réseaux sociaux dina xeex ak char de combat man ñu wax ndax réseaux sociaux dina xeex ak lacrymogène bi ngeen di wax ay taliban comprendre leen sax duñu ay taliban en réalité mais bu fekkee taliban mooy kuy xeex comprendre gu leen sax donc rapport de foofu Macky Sall bu doon xaar yenn journalistes yi doon wër naan Macky Sall amul ko defa moom rek xam nga Sénégal dañuy dem rek di wax chaque jour ñu wax ñu won leen ñun on n'attend pas à ce que unanimité am autour de Ousmane Sonko mais si vous ne savez pas reconnaître la vérité dinañ leen ko gisloo force dinañ leen ko gisloo force te gisagu leen dara rapport de force ngeen doon xaar wan nañu Macky Sall catul rapport de force gisagul dara parce que dama koy wax tout le temps Macky tu as créé des monstres xam nga gars yi dañuy jum naan Macky a créé Ousmane Sonko du dara ci combat bi daf ko jiite rek Macky a créé des monstres en nous te ce monstre là bi nekk en nous dafa am lu mu wane rek keroog lundi Macky da nga man personnellement Macky da nga créer un monstre en moi à travers Ousmane Sonko man bu doon démb ragal laa ñame naa taxaw tey ne tey am naa fit tu as créé des monstres Macky Sall yow comprendre loo sax man nekkatuma ci débat wu ñàkk fayda yooyu ay violé ay def na lii nekkatuma foofu man xam nga fan laa nekk Macky Sall di nga xam ne ni nga juddoo Sénégal màggee fa nekk sénégalais wallahi di nga xam ne Ousmane Sonko sénégalais ni yow wax leen ma turam rek may wax benn affaire lay patriote xam naa ne yomb mais on a fait un grand pas ci combat bi
man bir na ma ne Ousmane Sonko bés boobu yaramam da doon daw amul ku doon yeewu Sénégal bés boobu noonu xalaat ne dina am ay jeunes dina am ay ay patriotes ñu jàmmaarloog ñooñu ñu jàmmaarloog di Macky Sall indi mais dañu comprendre rek yaakaar bi nekk ci Ousmane Sonko gëm-gëm bi nekk ci Ousmane Sonko espoir bi nekk ci Ousmane Sonko bëgg bi nekk ci Ousmane Sonko xam nga fi mu toll nii bu subaa la ñuy comprendre te mooy li may wax rek tey leen rek lenn laa bëgg a wax patriote yi man kenn mësuma gis may live di saaga jamais parce que dama jàpp ne dafa bokk ci liy protéger combat bi j'ai pas de problème ak ñiy saaga parce que maa ko sénégalais bu ne fi mu la toll nga defee ko noonu man j'ai toujours dit que ku dem bay wax ci projet bi di wax ak sénégalais yi pour le projet de Pastef waruloo saaga war nga sàmm sa communication mais ci xeex bi ma xeex kaw dama xeex damay xeex parce que sénégalais ya may bañ ñu xeet ma ñoom laay défendre foofu noonu c'est-à-dire gis nga Macky Sall xeex ak moom il faut utiliser tous les moyens possibles il faut que gars yi xam ne xolal ñun bu ñu neexee ñu dof bu ñu neexee ñu sadi comme ñoom te bu ñu ko weddee nañu continuer bu ñu laalee Ousmane Sonko dinañ gis lu mësul a gis nañu ko def nañ ko doon defee négocier ko on n'est pas là pour brûler le Sénégal na ko patriote yi xam ñun on a un projet on est en train de protéger un projet nañu def lu leen neex mais Ousmane Sonko kenn du ko laal parce que Ousmane Sonko incarne le projet suñu problème du loolu Sénégal ñun duñu ko taal on n'a pas un problème avec la police xeex nag bu amee xeex la rek défendre bu amee dañu war a défendre projet bi rek il y a des patriotes dans la police, il y a des patriotes dans la gendarmerie, il y a des patriotes un peu partout au Sénégal. Tay Ousmane Sonko dafa dugg hôpital médecin yi sage-femme yi infirmière yi di jëfu ngeen baal ma ci kàddu yi maanaam di wane seen cofeel ci moom ni mu amee foofu la amee ci police bi yàlla xam na ne cañ police yi ñëwoon ci kër Ousmane Sonko ñàkkul ñoo xam Ousmane Sonko moo farankulaayu seen xol. donc gars yi dañuy xeex de mais xeex bu du xeex pour xeex nañu gën a organiser wu Macky mënul tenir patriote yi mënu ko loo ko nit ñi comprendre na ko nit ñi teel a comprendre parce que journalistes yi après ils vont noonu la ñuy communiquer Macky Sall yorul armée bu mun a contenir patriote yi parce que les patriotes mun nañ ko dàkkantelee le peuple sénégalais parce que le peuple sénégalais en a marre amul benn armée bu mun a tëye peuple amul ci àddina te armée bu Sénégal bu républicaine bi comme ni ñu ko xamee du armée buy toroxal peuple te police bi lu ñu ko instrumentaliser attanul munul dékku peuple su ma nee peuple nag mooy que tous les patriotes se tiennent prêts parce que bu ñu toogoon ñu toroxal ñu ne Ousmane Sonko da doon sóob rek ndekete la muy coow yépp booy mi nekk ci réseaux sociaux yi di wax la rek ndek Ousmane Sonko du dara non seulement dañ Ousmane Sonko du dara mais dañ koy pëtam pënamay denc ko mais comme xeex nañ pour défendre la justice pour défendre suñu projet ñu ne ben voilà ils sont violents moo tax ma naan leen xolal
restez focus déglu Ousmane Sonko li mu leen wax def leen ko bu leen déglu analyse politique bu leen déglu journal bu leen déglu kenn le projet c'est Ousmane Sonko qui le porte le projet même journaliste buy défendre Ousmane Sonko sax wala buy défendre Ousmane Sonko sax yoru ko le projet c'est Pastef qui le porte c'est pas un média c'est pas un analyste c'est pas un intellectuel c'est Pastef qui porte le combat à travers Ousmane Sonko du loolu bu ñu bàyyi woon ñu toroxal ko toroxal bi bu nit dul xalaat toroxal bu bon lañ ko naroon def néewal ko doole toroxal projet bi toroxal ñun ñu xeex ñu ne yéen ay xeexkat ngeen lan ngeen bëgg entre nag toog ñu ñuy tàgg naan patriote yi dañoo civilisé ba sonn teewul ngeen ñu da ngeen di saaga dañoo civilisé ba sonn teewul ngeen ñuy sonal di ñu rey di ñu dàq dañoo yaru ba sonn sénégalais yi mën nañu seede ñun dañu yaru ba sonn Ousmane Sonko yàlla dafa def ci moom sax yar danga koy xool xam ne kii dafa yaru ba yambar patriote yi yaru dem ba lu jóg rek non nañu moytu dañoo pousse dañoo reculer dañoo yaru def nañ lu ne pour protéger ce combat là lu ne muñ nañ lu ne na ko sénégalais yi xamee noonu dañoo muñ ba dee mais gis nga dañu sës te wallaay ku bëgg a gis ji koy gaynde Ousmane Sonko ngi noonu Macky Sall yaa ngi noonu laal ko man sama ngañ newul ci ay procès affaire du procès du ay viol du ay jigéen buy moy ak bu dul moy ci lañ dëkk suñu politiciens yi te dañoo dof rek bu ñu amoon xel du ñu laal ay problème mu mœurs parce que li leen sénégalais yi xamal bu ñu leen ko génnee ci réseaux sociaux yii gémmeñ dana daru mais xëy na bindoowuñu noonu te ñu yegseeguñu foofu mun ngaa bon ba bokk bon di ji nit ñi ay bon te sénégalais ñooñu ñëpp ñu xamante nit ñi di naat féq bu Ousmane Sonko toogoon li ñuy naan dañoo violent ay policier bi ñu dóor miir policier bu ñu def lii bu ñu toogoon ñu ne ko fuuf tëj ko prison xam nga lu ñu ciy def ci débat yi mais voilà Macky est incontestablement un génie politique et voilà fa Macky jaaraloon Karim jaarale fa Khalifa fa la jaarale Ousmane Sonko loolu la ñuy wax bu patriote yi toogoon wala ñu ne patriote yi dañu dal parce que li ma bëgg mooy gis nga nit ñi bu ñuy comédie gars yi dañuy c'est extraordinaire gis nga ñëw toog un patriote toog ñu ne ko yéen na kenn xamul li ngeen bëgg yéen da ngeen di woote autrement mais bu ngeen génn di taal dëkk bi mais vous êtes malade ou quoi mais les gens sont malades les gens ne sont pas sincères waaye da ngeen di woote civilisation da ngeen di woote affaire politique autrement mais génn ngeen taal mais vous êtes malade ou quoi ñi koy wax nañu abale seeni jabar parce que loolu lay ni doon ñi koy wax jël leen seen jabar yi ngeen abale leen wala ñi koy wax jël leen seen jëkkër yi ngeen abale ko parce que loolu lay nuru di Macky kenn mënu ko defar rapport de force on verra bien si Ousmane Sonko dinañ ko jëli wala duñ ko jëli patriote yi ñëw jaay seen bakkat quelques patriotes dinaa ci ñëw fa laay terminer ñi taw naan non mais bu woote politique autrement mais yéen vous êtes violent Khalifa Sall lu toog di yow pëtëm ko ñu naan ñoom Barthélémy Dias mais ñun on n'a pas vu de rapport de force yéen vous aviez dit que Khalifa kenn di ko def lii et pourtant ils l'ont fait tey ngeen bëgg a ñëw xoolal bu ñu fi dox ci bépp gis nga la violence appelle la violence ça fait 6 ans ñu ñuy violenté lu ne def nañ ñu ko ba rey suñu ñoñ ñu toog dañoo sës
mais ñun bu ñu sësee du ñu jooy parce que ay dañu dañu gore bu ñu sësee du ñu dem ñaan di saraxu parce que du foofu Ousmane Sonko a compris que du moom bu ko neexoon mu dem Touba wala mu dem Tivaouane wala mu dem Casamance ni ko ñenn ñi defee mais il a compris que il s'agit pas de lui il s'agit d'un projet boo xam daf ko sekk ak ay nawleem mu woo leen ñu bokk xeex ko bu ko neexoon mu ñaan intervention Ousmane Sonko toll na foofu ci réew mi mu naan da ngeen di woote politique autrement tey ngeen ñëw di xeex dañuy xeex yéen ñu koy wax ci télé ak rajo yi te sax dagg leen vidéo ngeen wax dañuy xeex bu ñu bàyyee Ousmane Sonko may ko jàmm ñu dellu ci lañu xamee yaru teg teey waxtaan ak sénégalais yi ku ñu bëgg a indil fitna nekk sénégalais ñu nekk sénégalais comme yow nga bëgg ñu xañ suñu lii ñu jëflante ak yow fu mu yem neex jarul bu la man awma temps sax merci moo wax na baax na garaaw kon dama bëgg mu leer on peut pas vouloir quelque chose et son contraire dañ ñoo tagg bu ñu demee ba naan tey da ngeen doon woote di woote c'est que suñu melokaan la woon dañ doon woote civilisation di woote noonu la ñu mel loolooy suñu melokaan mais ci melokaan bi ñu nekk ci parti la ci melokaan bi ñu nekk ci projet bi xeex bi la bu fi nekkatul dara desatu fi loolu nag suñu bakkan lañ ci teg donc na patriote yi remobiliser wu xeex bi du doon Dakar kese bëgguma laaj bi gudd li ma bëggoon wax rek mooy lenn mooy bu benn patriote am problème ñu naan patriote dañu violent ñoom ñoo ñu woo ci violence dañu sës moo tax ñu wuy leen ñun yàgg nañ ñu violenté bi Ousmane Sonko bi ñu ko dàqee dara xewul ak yeneen bu ñu ñëwee ci toog ci rajo yi télé yi ñu koy ñàkkal fayda def ñu ay sàcc def ñu ay terroriste te mësuñu terroriser kenn def ñu ay taliban te yàlla xam ne lu ñu ay taliban jiiñ ñu sàcc te ku ne xam ne mooy la jiiñ ñu ne sax dañuy financer te ñun ñuy def suñu xaalis ci parti bi lu nañu jiiñ ñu ko Sénégal yi même posé question bi xam nañ ñu du dëgg dañu nekk ci dëkk bu doy waar kenn xamul lu ñu bëgg Ousmane Sonko dafa violé yóbbu pistolet ñu ne yóbbul pistolet ñu ne waaye dem na fa lu mu fay def lu ñu bëgg lu ngeen bëgg après bu ñu jógee fa dañuy naan lu tax ba muy dem mu sol ay carax solul ay training lu tax mu sol Adidas lu tax solul Nike qu'est-ce que vous voulez donc vous reconnaissez que ce mec-là il a tellement cultivé des valeurs en lui que yéen a ngi xaar mu def moindre faute vous êtes en train de montrer à la face du monde que kii li muy woote daf ko wuyoo moo tax ngeen di wër ci moom loolu ndax li ngeen di wër ci moom tey bu ngeen ko waroon yéen ci politiciens yi nekk Sénégal débat bi jeex na ñi ciy rëcc wax ma du ñu rëcc de ñi ciy rëcc du bari kon ñun patriote dañu war a gën a fier ci loolu bu ñu demee ba dugal fii Ousmane Sonko di ko parce que fi ñu ko bëgg a dugal fa la nekk bu ñu demee ba c'est-à-dire am na politiciens yoo xamante ni Macky du leen songee noonu est-ce que vous vous rendez compte dañu bëgg a woon sénégalais yi ne sénégalais yi kii di woote baax ki ngeen jàpp ne dafa baaxul waa ji nekk ak yéen juróom-benn at liggéey ak yéen fukki at ak juróom mënu leen ci moom dara defu leen ci moom dara waa ji waxul lu muy yóbbu këram waxul lu muy jox jabaram. salaire u député bi ñu ko def député sax da ko jël xaaj ko ñett yóbbu ko pouponnière Kaolack yenn ni mu yóbbu ko jox ko ay jigéenu Casamance leneen ni mu jox ko parti bi sénégalais yi di seetaan rek gor yi di seetaan rek bañkat yi di seetaan rek def ko affaire u parparloo man luy sama ngañ ci politique soxlawu may poste politique lu ma dugal ci Pastef lu toog xam ne kii ku ñu war a jàppale la nit ñi toog naan dama dégoûté pour dama bàyyi ñun ñii ñëpp noonu la ñu meloon astamaa ñu toog fii sax
yàlla dañu suturaal mais on a senti que ce mec là il a besoin d'être soutenu parce que du ñoom li xew de keroog lundi dafay wane du ñoom te kenn du ci moom moo ko liggéey Ousmane Sonko lan la ñu jox daf ko liggéey daf ñu ko won ci parcours am ci discours am juróom benn at ñu ànd ak moom moo tax patriote yi bu leen di teel di faillir bu leen di nangu di faillir sénégalais dafa bëgg débat sénégalais dafa bon surtout ñi nga xam dañu jàpp dañu am xam-xam dañuy wëlbati xelu nit ñi ku ne xam na li nekk ci dëgg bi ñi ragal yàlla gëm yàlla duñu ci wax léegi xam nañ ñiy saaga nag léegi xam nañ ñiy saaga ak ñiy xeex bien sûr ñiy xeex moom léegi xam nañ leen di jaajëfal tous les patriotes yi nga xam ne se sont mobilisés di jaajëfal ñépp parce que nee naa sànq am na patriote ñu toog fa ñu toog di jooy parce que dañuy jooy parce que ils se sentent impuissants man j'avais décidé duma xool vidéo tëj sama téléphone ñu bëri woon nañu maa ngi jéggalu parce que man j'en pouvais plus moo tax je comprends patriotes yi toog di jooy parce que mënuñu surtout les patriotes qui sont dans la diaspora dafa métti les gars yi muñ leen allez-y avec raison sama bopp laa koy njëkk a wax xeex nag xeex laa de dañuy xeex mais dañu xeex ak xel man mi sax souvent je me laisse emporter parce que fa laa toll mais xeex bi ku ci nekk rek am nga loo mën a indi nañu fàttaliku benn affaire Sénégal dafa métti on a besoin que yenn situation yi bu amee en souhaitant que ñu retiré wu parce que ay ragal lañ ensuite en souhaitant que kilifa yi wax ak ñoom en souhaitant que ñu bàyyi mu sedd ñu bàyyi ñu continuer suñu yoon ñun pale lañ jëf buñ ñu bàyyee ñu dox bu ñu xeexee ñu dox jëm pale buñ ñu bàyyee ñu yegg pale bu ñu taxawee suñu kanam ñu defanteeg ñoom yegg pale Sénégal gars yi moomu ñu ko quoi il faut mu leer seen bopp il faut mu leer seen bopp ñu xam ne Sénégal dafa métti ku ci nekk li may wax junj la ku ci nekk xam nga noo mën a defee ci combat bi nañu dimbale combattant yi bu kenn xeeb dara nañu dimbale combattant yi ku ci nekk xam nga na nga koy defee nañu dimbale patriote yi nañu dimbale sénégalais yi nga xam dañu pare pour xeex pour l'injustice nañu leen taxawu ci anam bu ne gars yi gënuñ ñoo xam Sénégal ñun ñëpp lañ juddoo màggee fa bu ñu seetaan les combattants qui sont sur le terrain ku ci nekk am na noo ci mën a bul kenn xeeb dara yàlla mooy def ay mbir yàlla moo décidé woon que ne xeex bi fi lay toll yàlla moo décidé woon que ne xeex bi buy am yow Akon Niass Italie la lay fekk waaye wàññiwul dara sa njàmbaar wàññiwul dara sa taxawaay Omar Diallo France la lay fekk wàññiwul dara sa njàmbaar Issa Bordeaux la lay fekk jiw Brésil la lay fekk waaye yow mii kat Touba la lay fekk yow Touba xayra nga jóge Touba dugg oto dem foofu xeex yow Ndongo Diop Diourbel la lay fekk ku ci nekk ak taxawaay bi nga ciy am bu kenn xeeb dara bu kenn xeeb dara ñi mënul dem am lu ñu mën nañu taxawu ña fa ne ci anam bu ne parce que nag saaku bu feesul du taxaw te chaque jour ma wax ko course de fond la gars yi mënuñu topp ci fond parce que ñun gëm-gëm la ñuy demee ñoom intérêt la ñuy demee benn affaire nag laay wax les autorités yi nekk APR di xeex ak ñun ak ñi nekk Benno Bokk Yaakaar ñun ñëpp ay sénégalais lañ xamante ne bàyyi leen Ousmane Sonko ñun ñoo juddoondoo ci kër yi màggandoo ci kër yi màggandoo ci quartier yi ku ne xam na ki li keneen def bu ngeen yaakaaree ne Ousmane Sonko di ngeen ko sacrifier mu jig leen barke alxuraanul karim yéen a ngi nax seen bopp teg leen affaire yi ci yoon def leen li ngeen di def li ñuy def sénégalais yi ils jugeront di massawu patriote yi blessé di jaajëfal patriote yi nekk ci terrain bi parce que loo ci mën a dégg ñoom ñoo nekk au front di leen ñaan ñu gën a mobiliser wu di ñaan aussi ñu nekk diaspora bi ngeen mobiliser wu
il faut qu'on s'entraide il faut que ñu dimbalante ñu jàppalante ñu taxaw temm te bañ di bàyyi xel torop ci li télé yi ak rajo yi di wax nañuy déglu Ousmane Sonko dañu am leader boo xam dafay wax ak ñun day wax ak ñun di wax ak ñun ba yenn saay sax buy wax ak ñun ci la ñi di gis yenn jàkk-jàkk yi ba di ko tiiñaan confiance bi ñu am ci moom mooy waral yu bëri muy génn pour firndeel ñu yenn yi ba muy génne yenn yoo xamante nii sax waroon naa mën a ñàkk moo tax ñun aussi patriotes yi bu ñu def Ousmane Sonko yàlla lii nañu yee Ousmane Sonko nit la waxuma def na de mais nit la parce que ci foofu noonu ngay toll ak moom la nit di utiliser dara coow li mooy dañ ñu bëgg a gëmloo ko ne Ousmane Sonko c'est un saint bi ngeen di woote nekkul ci moom ñun soxlawuñu saint wu Ousmane Sonko ñun xam nañu soxla Ousmane Sonko njubam fitam fulaam faydaam ak projet bi mu porté lijjantiwuñu man lijjantiwuma Ousmane Sonko ñaata jabar la am ñaata doom la am lijjantiwuma ko de lijjantiwuma ko ku ci nekk sa vie privée yaa ngi ciy def lu ñuy ŋaññi loo bëggul mu fiñ commencé ko ci Macky Sall dama ne sénégalais bu ne yaa ngi def sa vie privée lu ne ŋaññi ñëpp ñi xam ko nag te autorité bu ci ne ci bàyyi xel ñi ñaa ngi la yoral lu toll ni paan ngeen di lijjante kaasu Ousmane Sonko ñàkk jom danañu xeex ak yéen bàyyi leen Ousmane Sonko may leen ko jàmm bu ngeen ko mayul jàmm ñu xeex ak yéen man c'est très simple xeex rek Macky rapport de force la xam dinañ ko woon rapport de force région yi mobilisez-vous combat bi duñ ko concentré fenn Dakar fépp lañ koy bayal muy tàng Ousmane Sonko di ngeen ko may jàmm fii la Ousmane Sonko nag lañ mën a profité gars yi may Ousmane Sonko jàmm ba 2024 parce que Macky yàpp nañu trop te sës nañu ku ñu ne da ngeen violent yéen ay woote patriote tey da ngeen violent ngeen ne ko gongo xeex bu jotee dama ne dee bu jotee bésu dee bu jotee ku dund doo gor looloo jot keroog ñun ay gor lañ kenn gënuñu bëgg Sénégal on n'est pas violent lu ne daj nañ ko fi te violent wu gars yi maa ngi di ziar leen jaajëfal di masawu encore une fois les blessés muy ci côté police bi surtout ak côté patriote surtout ñun ñëpp ay sénégalais lañ te li ñu ko teg yépp du police bi c'est le système et ci biir système bi police dafa bokk ci système bi une partie ci police dafa bokk ci système bi et que ñu bëri éléments yu bëri yu ñu yóbbu ci terrain bi dañ leen di wax dem leen ngeen def seen liggéey mais gëm naa ne am na si ñoo xamante ni Sonko moom moo dee seen xol du tey nag na ko gars yi comprendre noonu ces patriotes là ces jeunes là que vous voyez vous les forces de l'ordre qui se battent ils se battent pour vous en même temps parce que ils se battent pas juste pour leur propre intérêt ils se battent pas juste pour Ousmane Sonko ils se battent pour l'avenir du Sénégal l'avenir de nos enfants de vos enfants l'avenir du Sénégal nañ ko comprendre noonu et loolu bu taxawee lépp lu taxaw ci kanamam ñu jàmmaarloo ak moom pour le seul intérêt du Sénégal ak des Sénégalais Ousmane wëyal doxal sa dox wallahi ay gor nga ko sekkal te bu jaree ñu joxe suñu bakkan danañu ko joxe ragaluñ ci dara Ousmane xelam dafa war di dal daagul fu mu la neex Ousmane dugal Dakar demal fu mu la neex man dama bëggoon sax tey nga seeti say blessé seeti sax police bi buñ la ko mayee nga seeti ko daagul fu mu la neex Sénégal parce que tey bu ñu wàccee sa bakkan ay bakkan yu seeni bakkan yu bëri dana wàcc wala ñun suñuy bakkan wàcc looloo ci ne tiit bi warul féete si ñun ci ñoom la war a féete ay dégg naa ñu naan dañu bëgg a faat Ousmane Sonko nguuru Macky Sall bu ñu faatee Ousmane Sonko ñu faatanteeg ñoom ñu faatante ñun ñëpp Ousmane Sonko buy dem yóbbaale ci bëri ci ñoom ak ñu bëri ci ñun ñu ñëpp ñu dem na ko comprendre noonu tiit bi du mës a féete ci ñun du ñu tiit bu leen fexe tiit féete si yéen te loolu xeex moo koy indi on les a trop respectés ñun tiit bi du féete si ñun du ñu nangu ñuy tiit ñu rey Ousmane Sonko te ñoom du ñu tiit ñoom ñu dee fu ñu tiitee ne Ousmane Sonko danañ ko rey ñoom nañu tiit ne bu ñu reyee Ousmane Sonko ñu reyanteeg ñoom fa la Sénégal toll bu ñu tiitee ñoom bu ñu bëggee tiital ne dañuy rey Ousmane Sonko nañ leen tiital ñoom que ne bu ñu reyee Ousmane Sonko ñu reyante ak ñoom bu ñu wàccee Ousmane Sonko am na ñoo xam ci ñoom du ñu ko fekkee wax ci loolu la xanaa Ousmane Sonko dañu xëy ñu ne oto ko fiir wala c'est-à-dire kii mais xoolal nu muy mënti deewee buy dem du fi bàyyi yenn autorités yi c'est que tiit bi foofu la war a nekk député yeeg DG yeeg politiciens yi nga xam ñooy xeex Ousmane Sonko yépp bu ngeen jëlee bakkanu Ousmane Sonko dina yóbbaale ñenn ci yéen ñun ñu demaale ñun ñëpp ñu dee bu ñu demee yàlla mu siisa ñu
tiit bi moom mënu leen fexe ba ñun ñuy toog di tiit ne Ousmane Sonko da ngeen koy rey bu ngeen ko reyee ñu reyante ku fi rey Ousmane Sonko ñu reyante ak yow Ousmane Sonko buy dem ngeen ànd ak moom bu ngeen demee yàlla jugé leen tiit bu du féete si ñu naa ñun ragaluñu dee ragaluñu Ousmane Sonko dee mais ku ko rey ñu reyante ak yow. Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.